asalaamaaleykum sama gars ñi tey la samedi 7 juin 2025 tey dama bëggoon profité ci bés bi nga xam ne te la ñuy màggal tabaski di leen wax yéen ñëpp ayit mubarak lépp li nga xam ne ñaan nañ ko ci bés bi yàlla na ko yàlla nangu yàlla may leen wér-gu-yaram yàlla kàttanal leen yàlla barkeel njaboot yi barkeel liggéey yi def jàmm ci réewum Sénégal bi nga xam ne lañ yaakaar ñun ñëpp. donc nag ma fas yéene dellu siwaat ci lii nga xam ne moom mooy seen actualité géopolitique mondiale xam ngeen lii nga xam ne moom mooy fédération Russie kenn du layamee soppe yi nga xam ne am na ko ci réewum Sénégal rawatina ci Afrique wërngal këpp ndaxte bu ñuy xool ci réseaux sociaux yi rawatina Facebook TikTok Instagram maanaam africains yi nga xam ne ñu ngi relayer lii nga xam ne moom mooy riposte russe bi bëri na. ndaxte ci Facebook rek daanaka mënoo toog minute bi nga xam ne doo gis kenn ki nga xam ne dafay relayer image bi nga xam ne dafay jóge ci lu ñuy wax propagande russe bi ndaxte wax naa leen ne propagande c'est le régime c'est le propre des régimes autocratiques maanaam ci régime autocratique yi daal ñoom ñooy faral di jëfandikoo ay images yi nga xam ne dafay étayer lii nga xam ne moom lañ bëgg a fësal comme message. moom nag benn mbir bi nga xam ne waxoon naa leen ko maanaam jàmmarloo bi nga xam ne mooy dox ci diggante fédération Russie ak Ukraine xeexu doole la ak xel parce que boo leen xoolee tontu bii nga xam ne fédération Russie indi na ko ci lii nga xam ne moom mooy ñoom lu ñuy fësal ñu ngi wax ne yàq nañ ay complexe yu bëree bëri waaye image yi nga xam ne mooy génn feneen ay immeuble résidentiel la ñu ëpp lu ñuy gis ñuy tàkk ba jeex muy Kharkiv muy feneen ak feneen ay civil la ñuy gis ñuy souffrir mu waroon nag ak image yi nga xam ne propagande russe bi da koy wane parce que propagande russe bi musul wane ab image ab taax bi nga xam ne mu ngi lakk wala ay dëkkuwaay yi nga xam ne lakk na ñu ciy génnee ñu faatu pompiers yi di leen secourir ñuy fay ay daay ñoom ay explosion la ñuy wane image yi xool leen baax li leen di wax ñëpp ñi nga xam ne dañuy relayer propagande russe ay explosion kott la ñuy wane waaye bu ñu demee ci ren sites yi nga xam ne ay sites indépendants la ñuy wasaare ay image ay pompiers la ñuy gis ay civils la ñuy gis ñuy wane seen taax yi seen immeubles yi nga xam ne du complexe militaire du ay militaires yu fa dëkk du ay ngànnaay yu fa nekk mais ay taax yi nga xam ne ay dëkkuwaay la kon mun ngeen yéen seen jum bopp rek am na mbir yi nga xam ne mun ngeen ko gisal seen bopp ci maanaam ñaari xeetu information yi nga xam ne dafay génn taxte man damaa abonné ci page yi yëpp damay gis lépp li nga xam ne dafay circuler te mun naa leen wax ne ñëpp ñi nga xam ne dañuy relayer propagande russe ay explosion cotte la ñuy wane ay ndellu yi éclaté bum ngay gis ay ngandi éclat ngay gis ay lumière ngay gis ay safara waaye doo gis pompier doo gis civil doo gis leneen ñoom loolu mooy communication bi nga xam ne moom la fédération de Russie di amal saa su nekk te moom la ñëpp ñi nga xam ne ay soppay Vladimir Poutine lañ nekk Afrique nekk ci réseaux sociaux yi xeetu image yooyu la ñuy wane waaye bu ñu gisee yeneen image yi nga xam ne ñeneen dañ koy wane ay civil la ñuy gis maanaam ay taax la ñuy gis ay dëkkuwaay la ñuy gis ay pompiers la ñuy gis ñuy fay ay daay loolu mooy ñaari xeetu communication yi nga xam ne am na loolu benn la ma wax leen ne Ukraine bi nga xam ne fédération de Russie moo ko ëpp doole moom buy sox dafay laal xol moom dafay xool la nga xam ne su ko laalee laal na xolu fédération de Russie waaye Russie moom buy dóor dafay dóor à l'aveuglette maanaam moom fa bomba di dal yittelu ko moom na def ay dégâts rek na semer la terreur rek comme ni ko jihadiste yi defee wala comme ni ko ñeneen ñi defee moom noonu xeetu style de guerre boobu la amee nekkul li nga xam ne guerre bu set la lu ñuy wax guerre propre lu ñuy wax ay frappe chirurgicale ukrainiens yi gis ngeen ne chaque fois bu ñuy diir xam nañ fu ñuy diir bu ñuy laal xam nañ la ñuy laal ñoom rarement la ñuy diir ay dëkkuwaay civil ñoom lu ñu soxla ci fédération de Russie mooy fu ñuy denc seen gànnaay lu ñu soxla ci fédération de Russie mooy seen dépôt de pétrole yi seen train yi seen logistique wu armée ñoom armée lañ amal affaire amuñu affaire ak civilu Russie yi amuñu affaire ak lépp li nga xam ne ay taax civil la ñoom lépp li nga xam ne industrie militaire la ñoom foofu kott la ñuy diir bi guerre bi ko commencé ba léegi te loolu gis ngeen ko xam ngeen ko léegi nag dafa benn mbir bi nga xam ne dafa am maanaam mu jëm ci ay fuite de documents yi nga xam ne am na mu yitteel 2 millions de documents yi nga xam ne dafay jëm ci lépp li nga xam ne ay jumtukaay xarala fédération de Russie la ci jumtukaay xarala yooyu noonu bokk na ci xaaleen ma ñëw ma indil leen ko
ndaxte mbir mi dafa nekk benn fuite bi nga xam ne il y a une faille dans les services de sécurité russes. Le quotidien allemand Der Spiegel danois ñu ne une enquête comportant des centaines de plans détaillés d'infrastructures nucléaires terrestres, celle-ci sur le complexe militaire situé à proximité de la petite ville de Yasmin, perdue dans les steppes du sud de l'Oural. léegi nag ñu ne am na lu mat 2 millions documents yi nga xam ne dafa fuité mu yitteel lépp li nga xam ne ay taax la ay jumtukaay xarala yu jëm ci nucléaire bi nga xam ne fédération de Russie am na ko. Il s'agit de l'un des 11 sites parmi lesquels Moscou peut tirer des missiles à longue portée pouvant porter des têtes nucléaires. maanaam ci site yooyu noonu am na ci benn bi nga xam ne daanaka plan détaillé yëpp la gars yi am à travers des photographies aériennes. Le document montre des importants efforts de modernisation de sécurisation des lieux effectués depuis une quinzaine d'années. maanaam fédération de Russie dafa toggaat ñongalaat lépp li nga xam ne dafa jëm ci lu ñuy wax industrie nucléaire. Tous les anciens bâtiments ont été pratiquement rasés et le site a désormais ceinturé de 13 couches de clôture électrique, des importants systèmes de défense aérienne. lépp li nga xam ne am na ci site yi plan yi wane nañ ko mooy maanaam ay clôture électrique ay système de défense aérienne et un réseau complexe de souterrains sur zone sur de plus de 30 silos, des missiles bases souterraines, des lancements capables de frapper l'Europe centrale au moins à 10 minutes à différents types d'armes nucléaires tactiques faible portée destinés. maanaam plan yi dafa wone lépp li nga xam ne fédération de Russie am na ko ci taax ñoŋal na ko ci lépp li nga xam ne dafay jëm ci ay infrastructures nucléaires. Les journalistes révèlent des photos des plans de l'intérieur des bâtiments dont l'accès aurait été rendu possible par une brèche dans la sécurité russe. documents yi bàyyiwul dara ci lépp li nga xam ne lu ñuy wax plan détaillé la ci lii nga xam ne fédération de Russie amal na ko ci lu ñuy wax ay infrastructures nucléaires. léegi nag la conséquence du partage des documents sensibles par des entreprises russes depuis la nouvelle base de données créée par le ministère de la Défense dans les fins des années avec une lettre de dessin unique, nous pouvons maintenant pénétrer pour la première fois à l'intérieur de ces bâtiments, constate Der Spiegel. gars yi par ñu ñuy wax intelligence artificielle fexe nañ ba reconstituer plan détaillé en image 3D mu nekk nag benn mbir bi nga xam ne mbir mu yéeme la. c'est juste pour dire xam ngeen ne américains yi ñoom tamit jotoon nañ dund lu ñuy wax ay fuite de données bi nga xamee ne Edward Snowden moom moo génne woon lu ñuy wax ay notes diplomatiques moom mooy scandale bu rëy bi nga xam ne ca lañ jàppe woon ki di Edward Snowden ak kii nga xam ne moom moo nekkoon ki doon wasaare ki moomoon Wikileaks. kooku tamit gis ngeen ne Edward Snowden moo ko joxoon lépp li nga xam ne armée américaine da ko doon am mu nekk ay notes diplomatiques mu gis ne mbir yi même ay alliés Amérique sax Amérique da leen doon espionné ci la mbir mi méttee ko ci loolu la ñuy consacré lu ñuy wax lanceur d'alerte. xam ngeen Edward Snowden moom jamono ji mu ngi ci fédération de Russie foofu lañ ko dalal waaye du fédération de Russie rek moo am lu ñuy wax ay fuite de données ndaxte Iran itamit wax na ne l'Iran affirme avoir réussi à s'emparer de documents du renseignement lié au projet nucléaire israélien. Iran itamit wax na ne am na lépp li nga xam ne dafay jëm ci lu ñuy wax projet nucléaire bu Israël te nee na nag loolu ginnaaw bi nga xam ne dafa amoon lu ñuy wax une opération d'envergure. maanaam cette affirmation également relayée par le site libanais Al Mayadeen proche du Hezbollah et de l'Iran soutient que les services de renseignement iraniens ont saisi une vaste archive contenant des informations sensibles et stratégiques. maanaam site bii nga xam ne moom mooy Al Mayadeen moom proche du Hezbollah ñoom ñoo ne jot nañ ay documents yi nga xam ne ay documents yu sensible la ay documents yi stratégiques yu jëm ci lépp li nga xam ne programme nucléaire iranien lañ. léegi nag l'Iran décrit cette opération comme un coup sévère porté à Israël, affirmant avoir obtenu des milliers de documents liés au projet et aux installations nucléaires israéliennes. mooy ñoom nam lépp li nga xam ne projet nucléaire israélien la ak seeni documents yëpp yor nañ ko. L'agence de presse iranienne Tasmin rapporte que cette opération a véritablement été menée par Roin Mizrahi et Almog Altias, ñaar ñooñu ay doomu israéliens ñi nga xam ne am nañ 25 ans originaire de Mesher. ñoom ñoo doon amal lu ñuy wax espionnage au profit de l'Iran. ñoom dañ doon espionner Iran far ci mujjantal gi ñu nekk li nga xam ne ñoom ñoo tax ba ñu jot lii nga xam ne moom mooy document. Selon l'acte d'accusation, ces deux amis d'enfance auraient notamment tenté d'installer des caméras dans la localité du ministre de la Défense israélienne Israël Katz. ñoom nag nee nañ ay caméra lañ installé ci fii nga xam ne moom mooy këru ministre de la Défense bu Israël mu tudd Israël Katz. léegi nag
lii nga xam ne Kals lii nga xam ne nag moom mooy wax ji question sur l'authenticité mooy maanaam est-ce que document yooyu noonu ay documents yu authentique la. Ces révélations aériennes interviennent dans un contexte de tension extrême entre Téhéran et Jérusalem. Si elles se confirmaient, elles constitueraient une faille de sécurité majeure pour Israël. bu fekkee ne li nga xam ne Iran wax na ko wax na ne moom ci ñaari doomam la sukkandiku ki nga xam ne mu ngi tudd Royi Mizrahi ak Almog Athias am 25 ans ñoom nee nañ ci lañ sukkandiku si ñaar ñooñu lañ sukkandiku pour am document yëpp waaye nag nee nañ bu fekkee ne mbir mi dëggantaan njaay la dina nekk benn mbir bi nga xam ne benn faille bu garaaw a garaaw bi nga xam ne Israël amal na ko dafa considéré une faille de sécurité majeure pour Israël réew yëpp am lu ñuy wax faille de sécurité amul benn réew bi nga xam ne da ngay garantir sa sécurité à 100%. gis ngeen ne li nga xam ne moom moo itteel lu ñuy wax Edward Snowden ak kii nga xam ne moom moo créé Wikileaks turam moo ñëwul moom gis ngeen ne Edward Snowden moo ko joxoon données yi nga xam ne ay notes diplomatiques la mu diiteel États-Unis ak Arabie Saoudite mu diiteel États-Unis ak réew yi nga xam ne ay alliés lañ notes yooyu yëpp c'est des notes confidentielles kii di Edward Snowden wasaare lépp tas ko àdduna bi jot si. gis ngeen ne aussi nee nañ am na ay fuite de document 2 millions yi nga xam ne lépp li nga xam ne ay centrale nucléaire iranien la ñu ngi ko xatee russe yi nga xam ne dëkk nañ ci loxo ba nga xam ne jamono ji ñëpp mën nañ am ay plan détaillé. léegi nag am na benn mbir bi nga xam ne aussi ñu bëri dañ koo ñaawlu di wax réew mu toll ni fédération de Russie ak lépp li nga xam ne daf koo war a aaree ay ngànnaayam mu bàyyi ay avion yu mucc ayib ci lii nga xam ne moom mooy maanaam cay parking ay tarmaku aérodrome ñu ne loolu xel mënul nangu réew mu toll ni Russie jël ay avions yi nga xam ne ay avions yu mucc ayib leen mu sànni leen ci parkingu tarmac te loolu normalement dañ ko waroon dugal ci ay sites yi nga xam ne dañ koy blindé ay souterrains yi nga xam ne dañ koy masqué ay chape de béton comme ni ko réew yëpp di defee. amul benn réew bu sérieux bi nga xam ne da ngay jël say avion de dernière génération nga bàyyi ko si naaj bi te ñu xam ne renseignement mooy li nga xam ne moom mooy lu gën a ëpp doole. wax naa leen ko ay yooni wax naa leen ne képp ki nga xam ne da ngay song ab guerre pour ab réew te amoo renseignement bul ko def ndaxte sa toroxtaange ak sa pertement lu gaaw lay doon lu métti lay doon. léegi nag lan moo tax réew mu toll ni fédération Russie moom ay avion dugalu leen ci souterrain wala dugalu leen ci hangar yi nga xam ne dañ koy protéger kay chape de béton ba nga xam ne missile du ko pénétrer mu bàyyi leen ñu ne fang ci naaj bi ñëpp di leen gis ba ay drone yi nga xam ne ay drone yu moins cher la lu ñuy wax first person view ñëw di ko yàq ba yàq ci lu xaw a takku. loolu aussi négligence la bi nga xam ne moo tax ñuy wax ne puissance yi nga xam ne dañoo am doole des fois doole bi da leen di yóbbaale ba nga xam ne du ñu faral di jëliñoo lu ñuy wax intelligence. loolu moo tax ma ne leen xeex bii nga xam ne mooy dox ci diggante Ukraine ak fédération de Russie xeexu dooleel ak xel. gis ngeen bombardement yi nga xam ne fédération de Russie koy def du xool fa muy dóor am na ay missiles yu doy am na ay drone yu doy am na moyens yu doy par rapport ak kii nga xam ne amul moyens yu doy moom la nga xam ne moom lay def nekkul lenn loolu yaxanal ay tiiram maanaam moom dóoram foog mu porté. te yaakaar naa ne su ma jumul wax naa leen ay yoon ne leen bu fekkee ne fédération de Russie dafa yàqal Ukraine ay 205 ñoom bu ñuy yàq ay Mercedes Benz la ñuy yàq ay limousine la ñuy yàq mooy maanaam ay mbir yi nga xam ne dafay nekk li nga xam ne day laal xolu kii nga xam ne moom lañ koy defal. te chaque jour gis ngeen ne coup yi dafay porté mooy maanaam xam nga ki nga xam ne moom dafay dóor rek à l'aveuglette di yàq yow booy yàq da ngay xool la nga xam ne lu ko amal njëriñ la lu ko amal solo la. loolu mooy jàmmarloo bi nga xam ne moo am. léegi nag xam ngeen njiitum réewum Amérique jamono ji moom ñëpp xam nañ ne moom Vladimir Poutine lay jàppale ci fànn yëpp làqatuwul parce que gàntal na ay livraison ngànnaay Ukraine gàntal na ko ñu ne déetawaay mu récupérer technologie yi nga xam ne Ukraine da si daan sukkandiku pour mën a faagagal ay drone ñu ne déetawaay maanaam nee na fayu moom sama annoncé ne fayu dina moom moo wax ñi àdduna yëpp ne Poutine dina fayu parce que waxtaan naak Poutine ne ba Poutine xamal ne ko ne dina fayu. kon mën nañ wax ne à part allemand yi nga xam ne ñoom ñoo transféré seen technologie wax naa leen ko démb léegi ukrainiens yi ñoo defaral seen bopp ay missiles de longue portée lépp li nga xam ne allemand yi am nañ ko ci xarañteef dañ koo teg ci loxo ukrainiens yi pour ñu mën a defal seen ngànnaay. te am na réew Union européenne yu bëri yi nga xam ne pare nañ pour dooleel ci wàllum capacitation lu ñuy wax
comme ukrainiens am nañ déjà expertise bi am nañ xarañteef bi léegi occidentaux yi ñoom dañuy indi seen technologie baaxee ko ukrainiens yi pour yëf yi gën a yomb pour ñu gën a mën a aar seen bopp. Donald Trump nag dafa def benn mbir bi nga xam ne mbir mu yéeme la kii nga xam ne mooy Thomas Figat am 22 ans moom la nommé pour mu jiite département bi nga xam ne moom mooy xeex wàllum terrorisme. Un ancien jardinier mooy nit ki nga xam ne amul benn CV amul benn compétence moom daal jàpp na ne Trump moom mooy leader am moom mooy soppeem loolu daal cote moo doy pour kii di Donald Trump fal ko mu jiite lii nga xam ne moom mooy li département bi nga xam ne moom mooy xeex la lutte contre le terrorisme te d'habitude lii nga xam ne mooy xeexum terrorisme dafa nekk li nga xam ne lu sérieux la ba nga xam ne ay nit yu xarañ lañ koy jox ay nit yu am expertise ay nit yu am compétence lañ ko jox waaye Donald Trump moom deful li ni mel. Un ancien cuisinier de 22 ans nommé par Donald Trump pour la lutte contre le terrorisme aux États-Unis léegi nag est-ce que kooku mën na réussir mission ñoom daal jàpp na ne am na mbir yi nga xam daal soxlawul maanaam yenn compétence yi daal jarul nit du ko am yow daal amal idée bi amal pas-pas bi rek amal ngëm-ngëm bi di nga mën a déplacer ay montagnes. ci beneen wàll bi gis ngeen ne service d'immigration ñu ngi wër à l'aveuglette di jàpp ay nit pour di leen expulser ci territoire américain wax naa leen ne bokk na ci projet yi nga xam ne mooy projet yi gën a yitteel njiitum réewum Amérique mooy immigration ba tax na gàntal nay réew yi nga xam ne tànn leen ne réew yoo doon dugg ci fii nga xam ne mooy États-Unis am na ñi nga xam ne interdiction partielle la am na ñi nga xam ne interdiction totale la njiitum réewum Amérique mu ngi noonu moom nag wax na ne lundi bii nga xam ne ci lañ jëm dina waxtaan ak réewum Chine ci nu ñuy amee accord commercial te waxtaan boobu noonu ci Londres lay amee lii laan bëggoon indi comme actualité seen xarit la woon Léon Baltasar le Caméléon di leen ñaanal kenn dalu jàmm ak salaam